démb yabal ngeen ma foofu ca section recherche bu Colobane demoon ci pour couvrir la convocation de monsieur Pape Malick Ndour, ancien ministre de la jeunesse au temps de président Macky Sall. ma fàttali leen ni Pape Malick Ndour da nga ko convoqué 16h mais 14h bi mu jullee jumaa après la nga ko jox notifié ko li nga xam ne moom mooy sa convocation bi mu ñëwee nag ànd ak son avocat maître El Hadj maître Omar Youm. bi mu ñëwee ñu déglu ko ba pare entendre ko dañoo gis ni kat maître ki nga xamante moom mooy Pape Malick Ndour dañ ko daal di notifier ni ko da nga nekk en position de garde à vue les chefs d'inculpation yu ngi ko doon toppee mooy appel à l'ordre public beneen bi nekk appel à l'insurrection beneen bi nekk atteinte au fonctionnement irrégulier de la République, aussi au moral des forces armées et des populations lii yëpp ñu teg ko ci ndordam diggante 20h jàpp 21h ba 23h ci guddi gi bi nga xamante ni tous les Sénégalais ñu ngi toog seen kër doon sieste du noppalu ñu xamal ñu Pape Malick Ndour daal libéré nañ ko bàyyi nañ ko mu ñibbi këram te amatul benn charge boo xamante ni daal demewul noonu. waaw baal ma yeggale maanaam daal amatul daal leng man loolu laa liir amatul leng lu ñu koy toppee Pape Malick Ndour nag ñibbi këram defagul nag benn déclaration daal mais nag lan moo nekk ci la convocation de Pape Malick Ndour ak sa libération bi nga xamante ne moom moo bett beaucoup de Sénégalais ndax Mbacké. D'accord bon Daouda Wally. Oui. wax nga ko sànq ci say kàddu moom mii di Pape Malick Ndour dañu ko convoqué woon démb foofu la ca section de recherche mu ànd ak ay avocat am déjà li ma war a démentir sax dafa bëri bi muy dem moom dafa ànd ak i avocat wam ndax dañoo wax ni comme waaw àndul woon ak ay avocat wam ils n'ont pas eu le temps de venir loolu du dëgg amu ci. waaw man gis naa vidéo moom Pape Malick Ndour mi ngi ànd ak ay avocat wam maître Omar Youm y compris ñu dem wuy ñu laaj ak tontu dox ci diggante moom ak enquêteurs yi. Premièrement li am mooy bi ñu ko dégloo ba pare dañ ko notifier garde à vue wam Daouda Wally bi ñu ko notifier les garde à vue ba pare. bi ay 23h avant juste 23h la ñu bàyyi ko mu dem këram ma wax ko fii dossier Pape Malick Ndour kenn classé wu ko sans suite. Dossier Pape Malick Ndour li ñu ci wax yëpp dara amu ci. Pape Malick Ndour kenn amul benn charge bu nu yëkkati. kon li ma lim nii rek ak li ñu wax nag. dara du ci dëgg dara àndu ci loolu charge yooyu noonu. ba tey moom moo tegu ci ndoddam. xam nga maa ngi koy wax malgré que démb libéré nañ ko pour mu ñibbi këram ba pare ci libération bi itam bi ñu koy bàyyi mu ñibbi këram dañ cee yokku ni comme par exemple ñu ni la il est libre de tout mouvement loolu itam dëgg la Daouda Wally mais malgré loolu yépp dafay rester à la disposition de la justice léegi nag enquêteurs yi nga xamante ni ñoo yore dossier bi ca section de recherche bu Colobane dañuy transmettre maanaam dañuy jël dossier bi jébbal ko parquet sous forme de renseignement judiciaire lii moo ci am lii ma la wax nii amul leneen. mais la moo nekk ci mbir mi ba ñu bàyyi Pape Malick Ndour te normalement altine la nga ko présenté kii procureur. la moo nekk ci ginnaaw mais rien ne change dañ ko bàyyi lii yoon. may na leen ko amul mainmise. ay mémise mooy leen yow pour yow justice bii nii am na ay mémise ak ay pression ak yooyu bu doon pression dañ koo gëm kon Farba Ngom xanaa kon ñibbi na añaam bu yàgg añaam mobilisation la ñu def xam nga nguur gii nii surtout justice bii ma gis ñoom nekkuñu ci chantage émotionnel nekkuñu ci ay chantage gëmuñu sax pression ndax danga naan gis jamono bu nu jàppee ab politicien bu influent bu marché yi bëree mobilisation yi bëree loo siy gis après liberté provisoire liberté conditionnelle ce genre de choses yooyu nga doon dégg mais fii ñaata yoon la fi def ay mobilisation est-ce que da nga see gis yooyu wala nga dund ko ci. non amu ci beneen mbir boo xamante ni am na. tey jii le procureur de la République. près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar moom moo nar a déterminer après ban conduite lay tenir face à Pape Malick Ndour. ok ndax dañ koy placer en détention
maanaam est-ce que mandat de dépôt lay am. est-ce que liberté provisoire lay bénéficier wu. wala condition sous conditionnelle ak yu ni mel. loolu après procureur moom moo si àddu donc pour ñu naan ay waaw Pape Malick dañ koo relaxer pur du dëgg. pur simple amul. dossier bi kenn classé wu ko sans suite dafa nar a maanaam aujourd'hui fi ñu nekk ci processus bi mooy début bi. des na léegi bu demee nag ba ci procureur la ñuy xam lan la procureur sàkku ci moom ak naka lay demee. su fekkee ne procureur boobu noonu ngay wax moom moo sàkku ñu bàyyi ko mu ñibbi démb donc xanaa kon amatul lenn kon lu mu ko war a mën a toppee. non Daouda xaaral ma expliqué parce que procureur moom moo sàkku ñu bàyyi ko mu ñibbi non. Daouda xaaral ma expliqué. xam nga aujourd'hui y a trop de bruit inutile maanaam du brouhaha partout parce que ñu bëri dañu nekk ci affaire d'émotion. ci nañu wax rek wala nañu nekk ci manipulation boo xamante ni jaru ko Daouda Wally yoon yàgg na fee wóolu nit yàgg nañ fee commencé enquête bi ñu commencé enquête bi ñu boucler tege na le ñu yóbbu la ca procureur sàkku si yow lan garde à vue retour de parquet yaa ngi ko fiy dégg di nga fi dégg itam mandat de dépôt contrôle judiciaire mais léegi ñu dem tey jii nii ba nga xam ni Sénégalais bu ne jàpp na ni am na kàddoom gu mu war a mën a wax ci loolu ci justice ni muy doxalee ça veut dire Sénégalais bu nekk dafa jàpp ni danga am gisin wala am nga kàddu boo xamante ni war nga koo wax ci justice ni muy doxalee jàpp ni tey ki na jàpp dañ koo war a dugal ci kaso bi kut ka kut nga ni non ki na jàpp dañ ko war a bàyyi am na ñoo xamante ni bu nu wóoloo nit ba ko sax ñu ni dañuy jubilé am nañ ndamkat ñibbi na këram ñi dañoo cuune mënuñu ñeneen ña moom di mer di wax ni yéen moom xamu leen ni ngeen def bu tax ngeen leen di bàyyi alors que mbir mi nekkul say émotion yow la ñuy topp nekkul ni yow sa bëgg-bëgg la ñuy topp mais ñii fi nekk dañuy respecter à la rigueur li nga xamante ni moo di moom la yoon santaane. beneen affaire boo xamante ni itam Daouda am na fi. vas-y. d'accord am na benn affaire boo xamante ni tamit am na Daouda. muy concernant li nga xamante ni moo di Pape Malick Ndour. muy lan. Pape Malick dafa yëkkati ay kàddu ci penc mi. bi mu yëkkatee ay kàddu ci penc mi. ñu bëri ñaawlu yooyu la kàddu. rafetlu wunu kàddu yooyu noonu. ñàkk koo rafetlu moo taxoon ñenn ñi di wax na ci procureur autosaisir. ñàkk koo rafetlu moo tax. ñenn ñi doon wax ni. Pape Malick Ndour mi dañ koo war a porter plainte et tout ça nga dégg ci plainte nga dégg ci plainte maintenant il y a deux choses xam nga tey boo waxee xaaral fii ma ñëw voilà Daouda Wally dafa am ab article bu ñuy duppee article 80 déglul bu baax li ma lay wax l'article 80 du code pénal sénégalais est un texte juridique clé qui protège la sécurité de l'État et l'intégrité du territoire. Contrairement à certaines idées reçues, il est distinct de l'article 254 qui encadre l'infraction d'offense au président de la République. Daouda Wally ni nu libellee article 80. L'article 80 ne parle pas du tout du président de la République en tant que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Article 80 parle de l'État. Article 80 parle de l'intégrité du territoire. maanaam tey yow bokkul ak article 254 bi nga xam ne moom personnel lay wax maanaam doomu aadama bi doon suñu président lay protéger. kii nag état gi lay protéger. ñu ni ñaawlu nañ kàddu yi nga xamante ni Papa Malick Ndour yëkkati na ko parce que article 80 bii ni lay viser. yow da ngaa rafetlu yow kàddu yi. mais quand elle dit ci audition bi devant les enquêteurs quand elle dit que je n'ai jamais prôné le combat par les armes waxaat ni. Je suis un républicain et j'ai toujours agi dans le respect des règles daal di waxaat ni parler de jonction de forces sociales c'est évoquer une coordination purement politique yaa ngi dégg ce qui est regrettable en revanche c'est que des responsables de Pastef parlent de coup d'état maanaam li ci xaw a ñaaw mooy yenn ci ak moom nu nga ko waxee nee na ñenn ci responsable Pastef ñi ngi wax naan ay Pape Malick dafa nekk di préparer ba di jéem a lijjanti li nga xam ne moom mooy coup d'état. Est-ce qu'un ancien ministre koo xamante ni xam ne qui na gouvernement pendant 12 ans dina jéem a dugg ci ay wàllum coup d'état.
waa léegi Daouda Wally vas-y. xam nga danga maa laaj nag na nga ni tekk nag déglu ma rek te bu ne m'intrompe surtout pas Daouda Wally yow mii yaa doon couvrir marché ba waaw wala déet marché bu ñoom Farba Ngom bii yaa ko couvrir maa couvrir léegi dama ne ndax kàddu yi may bëgg a wax ndax Pape Malick Ndour moo ko wax waaw wala déet yan kàddu nga Pape Malick Ndour appelle à créer une force pour renverser les tenants du pouvoir, installer un gouvernement de transition dirigé par Macky Sall pour finir le mandat. Kaddu yi moo ko wala waxu ko. même dafa ne ci manifestation politique la ko waxee. waxuma la manifestation politique Daouda Wally nag yow tamit tu es juste. waaw tu es un reporter. tu as été sur non s'il te plaît déglu ma rek dama ne la tu es juste. tu as été sur le terrain. tu es un reporter. à l'honneur déglu ma dama ni. kaddu man yi may wax nii. Pape Malick Ndour appelle à créer une force pour renverser les tenants du pouvoir, installer un gouvernement de transition dirigé par Macky Sall pour finir le mandat. Kaddu gi moo ko wala wax ko. moo ko wax. waa léegi d'accord léegi kaddu gi nii boo ko dugalee ci article 80 lu mu lay jox. Pape Malick Ndour a parlé de renversement du pouvoir. Pape Malick Ndour a parlé d'installer un gouvernement de transition. nit nan la koy déggee. Pape Malick Ndour même a parlé de indil Macky Sall mu diriger réew mi. Parlons peu et bien kàddoom kenn génnewu ko ci contexte am moom moo dem ci penc mi dëgg la ni ci mobilisation politique la ko waxee mbir mi même bu ko waxee woon biir néegam Daouda Wally te ñun ñu jot ci warul Pape Malick Ndour il a toujours incarné un posture d'homme d'État en tout cas moom moo ñu wax ñun Sénégalais ni moom homme d'État la moom moo ñu wax ni c'est un républicain comment un républicain peut tenir de tels propos ci penc mi plus loin Pape Malick dafa wax li mu wax ba pare di ci teg ay menaces moo tax mu ni waxu li ma wax ku ci wax neneen ma porter plainte non ni mu doxalee du noonu gis nga nit ki da ngay faut pas être orgueilleux ba mu ëpp maanaam nga ni man dama rëy wala waaw man lii non nekkuma ci ay jugement de valeur ou de personne ndax xamaluma dara Pape Malick Ndour mais man je suis en train juste de parler ci fait bi nga xamante ni moo am munoo yëkkati ay kàddu lu ay nit ñaawlu ngay dëggal sa bopp ci yooyu le kàddu ñi ko doon waxal naan munoo yëkkati ay kàddu yu sénégalais yu bëree ñaawlu ba tuddal la article 80 ba wax ni li nga wax ëpp na yow Daouda Wally nga mën a taxaw ci penc mi naan leen ay ku jël wax ji ma wax déformé ko ma porter la plainte kan ngay porter plainte nga ni dangay porter plainte Mohamed Ayib Daffé président groupe parlementaire Pastef yow nga ni kan ngay porter plainte Amadou Ba ministre de la culture mais lan la ñu def danoo juste rek jël sa kàddu dugalaat ko fi nga ko dugaloon Daouda Wally xam nga lan mooy sos wala diffamation wala diffusion de fausses nouvelles mooy ma waxal la yow kàddu goo yëkkatiwut mooy ma waxal la loo xamante ni yow defoo ko mooy man ma fenal la Pape Malick kenn fenalu ko Pape Malick kenn sosalu ko Pape Malick moo taxaw ci penc yëkkati fi ay kàddu maintenant nag l'interprétation que monsieur X ou Y di def ci ay kàddoom du moom moo nu koy wax moom kàddu gi dès lors que nga yëkkati sa kàddu mu génn moomatoo ko Daouda Wally c'est contradictoire sax nga taxaw ni waaw li ma wax nii laa ko waxee waaw yéen ñëpp da ngeen ciy tënku duñ ci tënku kenn ku nekk ak déggin gi nga am ci wax ci man mën naa jàpp ni waaw li mu wax nii kat mooy mi ngi jëm ci mbirum coup d'état man loolu laay dégg parce que article 80 laay indi laay évoqué keneen mën na jàpp ni non Pape Malick Ndour li mu wax kat dara nekku ci émotion moo ko wax loo mais dafa nekk ay kàddu yoo xamante ni doo ko jël ci légèreté ay mbirum moom nanu daaneel nguur ay mbirum nanu jëli ji président Macky Sall mu ñëw eggale mandat yow eggale mandat ak daaneel nguur ngeen naan ñu waxu fi lu rëy. te Sénégalais ñoo fal ñi 54% ci ba mu leer nañ. yokk ci suffrage universel direct suffrage universel direct ni Sénégalais yi faloo woon le président Macky Sall 2012 falaat ko 2019 moom boobu légitimité ak légalité boobu noonu la ñu delloowaat le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba nu koy fay mu am légitimité am légalité am. maa ngi di dégg ci commentaire yi depuis dem si guddi bi nga xamante ne dañoo wax ne bàyyi ngeen Pape Malick Ndour ñu ne kat am na benn autorité bu dugg ci mbir mi daal moo tax Pape Malick Ndour ñibbi ko. loolu ay waxi mbedd la ay spéculation yu ñuy def la gis nga Daouda Wally nit sax léegi boo ko jàppee dugal ko fenn sax ñu ne am na ku ci teg loxo kan moo ciy teg loxo xam nga yéen dafa mel ni sénégalais yi dañoo comprendre ba tey ñi leen di diriger ñan lan ay xale yoo xamante ni Daouda Wally ak ñoo xam fa nu jóge ak ñoo xam fi nu bëgg a yóbbu réew mi ñoom nee na nekkuñu si la baara yóggoo
Ousmane Sonko nee na nekkul ci ay compromis Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na baara yëgoo xamu ko nee na chantage xamu ko kon kan mooy ciy teg ay mémise yow xam naa bu ñu duggee ci mbirum Macky Sall dinaa la ci wax parce que mbirum xam nga bi Macky Sall di wax mbirum conc moom Bassirou nee na amul conc ba koy teg ci ay dossier kon kooku ñoom tey lan mooy seen yoon ci wàllum justice quand le premier ministre yow ñii waaw kay yow kay Ousmane Sonko bu mënaloon dara justice bi wala bu fekkoon ni moom day teg pression justice bi xanaa kon bi dernièrement gii nii ba mu fi amee problème dem ci yoon may ko dëgg kon yoon xool ni kii dossier bii ñu timkat nekkatul dossier opposant mais dossier premier ministre du Sénégal la c'est une première dans l'histoire de ce monde je ne vais pas parler de notre pays premier ministre ci cim réew doog di falu sax ndax yàggul dem ci yoon am fa défaite Sénégal dong la amuy Ousmane Sonko léegi Ousmane Sonko moomu tey bu doon day mettre la pression ci yoon ak yoon ni muy doxalee est-ce que loolu dina am mais nañu waxante dëgg bu fekkee ne loolu est-ce que di nga gis kon Azoura Adama Diop Boy Kayré ñeneen ak ñeneen du dugg ci kaso bi nekk ay partisans wu Ousmane Sonko nekk ay militants faaru Pastef parce que xam nga le premier ministre dafa mës a wax lu am solo ak même le président de la République rentrée cours et tribunaux mu ni nous avons subi beaucoup d'injustice à travers la justice et que mu ni loolu dootul am ci réew mi benn Sénégalais du fi dund injustice kumma am ndey kumma mu amul ndey amu fi lan la président de la République wax nee na amul prise détenu milliardaire wala détenu pauvre nee na ñun ñëpp Sénégalais yëpp ñun ñoo yem ci kanamu yoon ñun ñoo yem fépp léegi yow kooku dina wax loolu ngeen di gis ci seen doxalin jëluñu di teg pression ay magistrat jëluñu ay nit di leen mettre la pression quelque part léegi ñooñu ngeen gis boobu ba léegi ñi ngi maandu ci yoon ni muy doxee mais bu doon loolu kese la dinañ jël Mansour Faye kan moo ko dugal ci kaso bi yoon génne ko léegi yow Ismaïla Madior Fall yoon lan la dogal ci moom ni ko demal nga toog jële bracelet électronique waaw wala déet keneen ak keneen ça veut dire gis nga Daouda Wali comparaison n'est pas raison ça c'est vrai je te l'accorde mais am na ci loo xamante ne ay feelu yoo xam ne mi ngi nii da nga ciy teg sa bët Aïssatou Diop Fall lan la journaliste la pourtant ligne éditoriale am méngoowul ak ñii ni doxalee mais am na ndam seen kaw cour fee ca cour suprême mu am ndam ci kanamu ministre de la communication mais yéen lii bu dul jubanti lii ma fi expliqué yépp ci ay cas d'école bu dul rupture Daouda Wali wax leen ma lan mooy rupture ci wàllum yoon. Ok, tu me parles de rupture